yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu rafetlu ànd beeg Sénégal 7 ñu ngi am mbégte ñëwaat ak yéen ngir waxtaanee réew mi rawatina li nga xam ne moo ñuy xaar ci assemblée nationale di ko xaar député yi nga xam ne daal nañ leen élire ci 14e législature bi kenn si ñoom dañu am sax mbégte dalal ko tey muy Cheikh Abdou Bara Dolly honorable député nekk vice-président commission des lois à l'Assemblée nationale honorable ñu ngi leen nuyu di la dalal. maa ngi lay fay di am mbégte bu baax dalal la fii ci suñu kër. pour waxtaan ak askan wi nga xamante ni ginnaaw bu ñu yàlla dogalee ñu nekkaat ci pencu ndaw réew mi. di sant peuple Sénégal di sant kilifa diine yëpp. yow yaay ku ñu njëkk a jàkkaarloo pour wax ak askan wi. macha allah ñu ngi leen di sant bu baax. di sant waa Sénégal 7 yëpp ci taxawaay bu am solo bi ñuy def ci wetu askan wi. jërëjëf donc Sénégal 7 am exclusivité ngir amal waxtaan ak yow gannaaw bañ la tabbee yees nekkoon nga député ci 13e législature bi nga xam ne bëri na li ñu ko doon ŋàññ ci wàllu doxalin balaa ñu gën a dugg ci li nga xam ne mooy perspective yi ci 14e législature bi nekkoon nga président commission des lois à l'Assemblée nationale ngir permettre askan wi gën a xam bu baax la nekkoon liggéeyu député yi naam ne sax bëri na ay ŋàññ yu ñu doon def ci doxalin bi lan nga ñu ci mën a wax yow mi nga xam ne nekkoon nga au cœur du fonctionnement de l'Assemblée nationale. waaw loolu nga wax dëgg la ba yàlla dogal na 2017 la ñu faloon ci département Mbacké ma représenté Touba ak Mbacké représenté askan wi nekk député ci pencum ndaw réew mi dem naa ba nekk comme ni nga ko waxee le vice-président commission de loi Assemblée nationale ak ay commission yu bari yoo xamante ni participé naa si bokk naa ci ñi ko doon doxal Assemblée nationale nag 13e législature bi ñu ni ko gisee daanaka bari na ay soxe parce que député yi boo xoolee liggéey bi ñu waroon liggéey amuñu woon moyen pour liggéey ko bu ma nee moyen nag pas moyen financier mais moyen matériel parce que ku ne xam na ne Assemblée nationale ay milliards et milliards ñoo fay dugg mais kenn xamul fu milliards yooyu jaar ndax tey boo xoolee bi nga xamante ñu ngi tàmbale rek dañoo augmenter commission yi jox leen orientation ak ni ñu war a liggéeyee digoo leen ay moyens pour ñu liggéey ci loolu mais gis naa ni liggéey bu amul ndax député dafay contrôler li nga xam mooy action gouvernementale te contrôle boobu noonu dafa des ndax nit ki mënoo ko woteel budget ay 6 000 milliards mu dem doxal ñëwaat laajaat te lan ko joxoon waxul la fi mu ko dugal te loolu moo ñu dal ndax règlement intérieur Assemblée nationale dafay wax ni loi de finances initiale 2021 2022 bu ngeen ko joxee maanaam mbote ko ministre bi buy ñëwaatee indiwaat beneen loi de finances initiale 2023 2024 daf see war a njëkk indi loi de règlement 2020 2021 ñëwul Assemblée nationale mooy tey bis bi ñu wotee leen ministre bi 2020 2021 amul loi règlement boo xamante ne wane na ni xaalis boobu fii lañ ko dugal te loolu man interpellé naa président Assemblée nationale interpellé naa ministre bi ay yoon ba bi ñu te session bi loi bi ñëwul kon loolu de ça dañoo violer règlement intérieur Assemblée nationale violer constitution bi li ñu teg protection mooy bi ko ministre bi déposé assemblée dañ ko yónnee cour de compte amagoon réponse parce que cour de compte na mu waroon liggéeyul noonu parce que amul effectif tan koy jox parce que ay milliards pour loolu du lay kon loolu moo lay wane ne Assemblée nationale li mu waroon liggéey ko bari tamit ay scandale yoo xamante ni si tan ko si wax ngeen ko ba tax na tey daanaka da ngay rus sax génn naan man député la ndax député majorité bi ku ne xam na ni 127 député amoon nan ko bi ñuy doog a ñëw parce que après bi nee ak ñeneen ñi fekk si ëppoon na 130 député lu leen neex la doon doxalee Assemblée nationale li nga xam moo nekkoon commission contrôle de budget de revenir de rendre compte questeur bi kenn xamul lu muy joxale xaalis bi lépp bokk si ñoom ñun ñi nga xam dañoo nekkoon député opposition ko si mel ni man heure bu ma gisee askan wi am ay jafe-jafe laaj naa li ma yoon may pour bind question orale wala question ak écrit wala question actualité jébal ko état mais xool naa 90 questions actualité question écrit ñett laa si am tontu réponse benn bi mooy affaire suuf aéroport bi tontu nan ma si mais li ma si wax sax leerul
beneen mooy affaire avion bi am na beneen bu ma tontuwaatoon mais en tout cas li lay tontu ak yow li ngay laaj si jamono ma opposé ndax bu dee suufu aéroport bi ma laajee dañ ni 30 hectares yi président Macky Sall moo ko jël jox ko CDC pour mu jaay ko mais CDC est-ce que dafa am maanaam benn loi boo xam ne da koy permettre mu jël maanaam ñu jox ko mbirum état maanaam mbirum askan wi en tant que privé koo xam ne dafa bokk si état mu di ko jaay kooku ba tey amu si réponse nan la nga ko jaayee kan ma bokk si commission yi est-ce que assemblée nationale fekkee na est-ce que loolu amuñu réponse bi mu loo xamante ni lépp lu ñu war a leeral la te jàpp naa si 14 législative yi lu bari dana leer parce que comme yàlla dogal na ñun am nañ majorité assemblée nationale ak 83 députés opposition yi bu fekkente ni xëy na kenn dana dem ki nga xam ñëpp jàpp nañ day dem parce que jàpp nañ dafa jege Macky Sall comme ni nga ko waxee woon kooku moom la engagé parce que ñun li ñu gëm rek mooy askan wi moo ñu gënal suñu jëm te nit ko contre fukki at dese ko ay weer la ngay waxoon ak say nawle yëpp nga bëgg ko weddi bëgg ko dindi pour dem ak fekki Macky Sall ngir sa intérêt bopp ak sa intérêt famille kooku yaakaar naa trahir peuple bi la aussi. dinañ kon loolu si ñëw dana desiwaat loolu moo lay wane ne kon ñun dañoo am liggéey boo xamante ni moo ñuy xaar moo tax treizième bi moom boo ko doon jox note fi mu toll nii pour man ay 15-10% nga koy jox parce que liggéeyam des na. sur 100%. aussi 100%. wax dëgg yàlla parce que liggéey ndax boo tey bon mënuloo teg sa baaraam ni assemblée nationale moo fa def réforme bi loi yu ñu fa indi rek yu si bëree bëri loi catastrophe lay doon da nga fa gis sax loi boo xamante ni dañ ko indi mu jaar ñaari yoon assemblée nationale. moo nga xamante ni dañ ko indi wote ko am na loi boo xam ne 2017 la nga ko wote woon ñun war ko wote waat ko 2022 parce que modification yàkkamti googu noonu am na code électoral bi 2 fois indi nañ ko fa noonu loi bi nga xam moo jëm ci mbirum loi bi am na ay problème am na ay modification yu si defar ak yeneen yoo xamante ni indi nañ ko assemblée nationale loo xam ne dañ ko jaarle woon ba pare indiwaat ko mooy ak yàkkamti la loolu moo lay tënk rek ni assemblée nationale taxawaay bi mu waroon taxaw ci 13e bi baaxul léegi nag 14e bi comme dañuy changer président assemblée nationale opposition ñoo am majorité léegi pouvoir bi amatul majorité mécanique comme ni nga ko doon defee mais suba ñu dañu xool est-ce que 14e législative bi nga xam ne xëy na fanam dana gàtt fan bi di muy gàtt lan lañ si war a def la ñu war a réformer lan la ñuy xaar kooku buñ si àggee ñu wax la ko incha allah. d'accord alors dinañ ci ñëw léegi ci biir waxtaan bi waaye pour ñëw rek dellu si waat ci élection législative yi ak victoire bi nga xam ne am nga ko ca Mbacké mu doon loo xam ne bett na lool nguur gi ak waa Benno Bokk Yaakaar taxawaay ba nga fa amee ak percée bi c'est vrai que gagné woon nga fa 2017 mais bu ñu xoolee jafe-jafe yi nga xam nga am na ko ci wàllu politique rawatina ak wàllu justice ci fan yi ñu weesu ni nga defee percée bi lan moo nekkoon taxawaay beeg li nga xam ne mooy méthode bi nga utiliser pour mën a teg tànk foofu. waaw loolu maa ngi la si sant ci laaj bi. xam nga askanu Touba da di askan woo xamante ni benn restaurant muy Sëñ Touba moom lañ gëm gëmuñu keneen te alal jëluñ leen lan nga leen mën a jaay mooy ngor aku taalibe ñu gis loolu boo doon def jamaa Touba yëpp. te gëmoo Sëñ Touba faaloo askan wi kenn du la bëgg man bi nga xamante ne yàlla dogal na ma nekkoon ci benn parti lu mas a am ci Sénégal laa wax de 80% yi maa ko doon jox lu mas a am Sénégal 80% yi maa ko doon jox parce que askan wi man la ñu xamoon. foofu ci Touba. ci Sénégal laa wax rek. ci Touba. parce que boo xoolee élection yëpp yu mas a jaar ci parti boobu noonu. ñu si bari man lañu tax ñu woote parti boobu rawat na Touba ga ma dëkk bi ma demee ba gis ni ki ma àndoon dafa jege Macky Sall mi nga xamante ne lu ñu ñàkk tey moo ñu ko xañ ci laa bàyyi parti bi dem créer sama mouvement bopp. muy bokk gis-gis. waaw bi ma créer sama mouvement bopp te yàlla dogal ñu dem ci coalition boobu moo ñu yóbbu ci intercoalition parce que man coalition wala laa demee président Abdoulaye Wade comme allié la comme ni ma ko nekkee Mamadou Lamine Diallo nekkee ko ak ñeneen dama nekk allié ci PDS ñu tudd wàllu te wàllu boobu noonu man maa ko joxe woon tur bi ci 2022 élections locales yi parce que man maa joxe woon tur wàllu bi yàlla dogal ni bi ma leen ne bu ngeen ma jiitlee ma gagné leen Touba jiitlul ma woon ñu jiitloon sama beneen frère tey kooku mi ngi ci Macky Sall ñoom ñu dem ñoo ñu perte man ma dem ak man kese am 13
47 fois nga xamante ni tey li mu amoon foofu noonu président parti bi si bopp moom la am Dakar am naa juróom-ñaari conseiller moom mu am ñaar Dakar tey sama ngañaay bi ma am askanu Touba laa koy delloo njukkal parce que peuple Touba war nañ fi ñu toll si man ki tax na loolu am mooy bi mu Macky Sall kidnappé ci loo xamante ni tegul si yoon jaay ma doole pour toroxal Touba ak sëtu Serigne Touba bi tëj ma si kase pendant 1 mois yu manqué benn fan bi bu yàlla dogalee ma génn dama wax ak askanu Touba yéen a tax ñu jàpp ma yéen a tax ñu tëj ma kaso yéen a tax ñu humilier ma yéen a tax ñu tëj ma si cellule boo xam ne téeméer nit ak nangam la yéen waa Touba yéen a tax ñu seene ma di ma yóbbu tribunal yéen waa Touba nag tey man la ñu jiital comme yéen a tax ñu toroxal ma maa ngi leen sàkku ngeen humilier Macky Sall au niveau de Touba man maa leen ko wax c'est un message fort parce que man doomu Touba la bi ma leen waxee loolu message bi dégg nañu ko attentivement parce que li am Touba musul am si politique ndax bu doontoon taxaw gi may taxawal Touba kenn du ma jéem a toroxal taxawaay boobu moom laa ma ne Assemblée nationale ba dégg fa lu nekk gis fa lu nekk loolu continuer ngir ma bañ a dikkaat Assemblée nationale fu nekk ñu jëm ko fa jaar mais askan Touba ak sëriñ bi wane boppam moo tax bi nga xamante ni génn naa ba dem te ñoom fooguñu ko woon ndax jàppoon nañ ni ñoom Touba ñoo koy gañe ren ñoom jàppoon nañ loolu ak milliards yu ñu fa mën a tur ndax ñoom ñëpp ñu ne si ñoom ak seen homme d'affaires yëpp kenn ku nekk da nga ñëwoon di sot mais dañoo xam ba peuple bi nga xamante ni mooy askan Touba bi nga xam ne moom la ñuy jàkkaarloo bi ma defee communiqué boobu ànd ak ñoom ci dina ba pare nag bi ma falee ba jëmmi tey sama lépp ma jox ko Touba ma ne sama salaire sax Touba laa ko may. parce que damay day la salaire ba mu toll benn lim ma jël ay action def ko Touba. inondation yi ginnaaw xalif maa si man ndax maa jënd samay moto pompe yóbbu mbas mi bi mu amee ginnaaw xalif maa fi man maa njëkk yóbbu 5 millions jël 75 millions jënd ko ay masque jox leen taxaw leen si dund ba pare di leen défendre nekk seen wet quartier boo dem def naa fa courant def fa ndox lu nit xewle ma dem teew ba pare jël sama jëmm jox leen man ñu saagam pour Touba jaral na ma ñu tëj ma pour Touba jaral na ma mais askan woowu noonu dañ ma jëloon jukkal parce que sans man ma delluwaat Assemblée nationale Touba du am député ñoom xam nañ ko moo tax 606 bureau de vote yi Touba yëpp dañ ko humilier Macky Sall tout leen raafal ak 67 bureau de vote Mbacké yi musul am ci histoire politique le président Abdoulaye Wade mi nga xam mooy suñu mentor di ko ñaanal aussi ci taxawaayam bi muy ñëw 2017 di jiite liste bi ñëw campagne foofu 60 000 voix la na amoon ma ñëw doublé ko dindi leen 109 000 voix kooku liggéey la boo xamante ni du caay ni rek da nga tëb tëb liggéey ko te bu ma nekkoon si kaso bi dinaa gagné Touba. Ah ouais. te tant que maa ngi dund di fi nekk di contre Macky Sall Touba Macky Sall gagné Touba te Macky jeexal na parce que élection moo ko dese woon amul beneen élection bu ma sa def bu mën a defaat. parce que man xañ naa ko li ma ko war a xañ lépp mooy ak nekk maanaam fukki at ak ñaar yi mu nekk ci reen bi. gañewul Touba kooku sama mission mat na si moom. d'accord alors gis nañu constat bi ñu def également mooy ne ci biir cité religieuse yëpp dañu gis ne nguur gi dafa perte loolu ban jàngat lañ ci mën def. waaw li tax mu perte jàngat bu am solo la parce que cité religieuse yi. ñoom ñoo déterminer prochaine législature 2024. te dafa am message boo xamante ni cité religieuse yi dañ ko xam gis nga lu waa affaire nguur jigéen bi nga xam ne kilifa yëpp wax na ne Macky Sall jàll ko Assemblée nationale mu lànk bokk na si. bokk na si toroxal gi ngeen toroxal kilifa diine yi seenu njaboot bokk na si tegul leen fenn amul kenn ku mu faale tey lu mu jàpp bu ko benn kilifa diine waxee ne ko def bàyyi ko wala defal nangam du ko sax def mën nga nekk si réew am ay kilifa te kilifa faale woo leen say ministre faale wu leen say directeur waxi nopp mais kilifa yooyu nag malgré que ñoom bu ñu waxul ñoom ay nitu yàlla lan ba pare askan dañuy siise si loolu. ndax boo dee tey Touba
loi ngóor jigéen bi man dama ñëw imposé ni bu ñu yàlla may ñu dem assemblée dinaa ko porté waat pour delloo ko assemblée dañ ko déposé waat moo xam mu jàll moo xam mu bañ jàll mais loolu dañ ko déposé waat parce que loolu la ñu yoon may loi ngóor jigéen bi ñu ñëwee ci sëriñ bi premier déposement bi dafa signé d'accord ni nañ ko criminaliser mais ñu déposé ko assemblée Macky Sall jox ay député yii tey jii ñoo lànk waaye gis nga dinañ yàlla fayee ñi lànkoon ñëpp te bokkoon foofu noonu 65% dikkaatuñ assemblée ko si mel le président groupe parlementaire bi nga xam moo ne ko ay miiru ñing bokkoon si njëkk a lànk génn de tey xool li ko yàlla toroxale ñëwul tey assemblée te moo lànk loi ngóor jigéen bi ak ñeneen ñoo xamante ñi ngi woon foofu noonu. Djibril War par exemple. voilà waaw yaa ko tudd sax xam nga ñooñu sax daanaka du ma leen tudd parce que man boolu ba leen ci ñu xamante nii parce que kii la mais moo lay wan ne rek yàlla moom lépp loo xamante ni lebal nga ko du la xaare imposition loi ngóor jigéen bi tey ñëwuñu am na ñeneen ñuy ñëw ñeneen ñi ñëw nag danañ déposé loi ba xam ñoom dañ ko jàll. d'accord dinañ si ñëw nga am yenn tegtal yoo ñu si jox sax bu ñuy dugg ci enjeu yi nga xam ne mooy xaar 14e législature bi mais dama bëgg ñu des tuuti ci Touba ak déroulement élection yi démb ci conférence de presse bi nga jëlee kàddu am na révélation boo def boo xam ne quand même lu graaw la boobu dañu bëggoon xam askan wi tamit di se poser ay questions concernant tentative de corruption bi nga xam ne waroon na am ci yenn ci ay PV te nee nga benn koo xam ne benn émissaire bu Antoine Diome la doon proposer 10 millions loolu da nga koy confirmer tey ndax da nga ci teg bët da nga ci am ay preuve waaw xam nga démb ci point de presse bi. oui dama wax lu leer la mais tur boobu nga tudd ma ko dama wax ni. Tony mi ci ministère de l'intérieur bi Tony laa wax tudd ma tur. oui am na koo xamante ne moo ko nekkal Touba. ànd na ak benn candidat bu ne ci conseil département bi dem ci suñu benn kër koo xamante ne mooy suñu charte de sélection. ndax ñun charte de sélection dañ ko bañ ba ñaar lañ ci amoon kenn laa wax dem na ci moom. ba mu demee ci kooku moo wàcc dem fëgg buntu kooku mu ubbi mu ne ko kilifa moo la soxla. mu génn ñëw ci oto bi kooku mi ngi toog candidat boobu mi ngi toog kooku ngay wax mi ngi toog mu ne ko dama soxla woon daal 100 PV nga jox ma ko 5 millions ngi nii waaju ne ko du ma ko def mu daa tegaat beneen 5 millions muy 10 millions ci kaw fi levier bi nekk nee na man sunu émissaire moo ma wax samedi la ko waaju def pour ni ko 100 PV laa soxla. samedi veille élection yi pour que nga jël 10 millions yi loolu ki ma ko wax moom mooy charte de sélection bi. d'accord waaw moo tax ma rendre ko hommage parce que bu doon xaalis kese mu jël ko. d'accord tamit avec 100 PV yooyu du tax ñu gagné Touba moom moo lay wane ne comme def nañ ko Touba sottiwul est-ce que defuñu ko feneen ak feneen ak feneen kooku leeruma. d'accord mais xam nga man du ma wax loo xam du dëgg. rus naa ko parce que askan yu may xool. ak fi ma toll jomm naa wax lu amul. mais kooku ñu ko def am na dignité am. malgré que amuti moyen mais mu am gëm-gëm ak projet politique bi ñu yor xam ne avenir bi Sénégal ñun la pour 2024. ba élection yi jàllee ci la ñuy wax ba mu nettali ma loolu ni ma lii amoon na ci biir élection yi. xam nga mënoon na ma ko wax. ñu am sanction si moom. mais après élection yi bi ñu toogee di def kii évaluation wax na ma loolu te loolu mu wax mooy li am. d'accord alors ba tey mais tudduma tur kenn nag. junj doy na borom xel. waaw junj doy na borom xel ku bëgg moom la si bopp yaa xam. voilà c'est ça donc ba tey rek ci mbirum élection yi gis nañu également ne ci campagne bi am na benn tournée bu am solo boo xam ne def nga ko yow ak leader bu coalition Gëm Sa Bopp taxawaay bi ak relation yi ak moom lu mu doonoon foofu. waaw monsieur Bougane la moo Bougane sama xarit la parce que Bougane dañu partagé lu bëree bëri. day ñëw fii toog ñuy waxtaan ci loo xamante ni du sax politique. sama xarit la. ndaw la boo xamante ni dafa jóg pour liggéeyal askan wi man ma nekk kilifa diine nekk ndaw xam ni sénégalais yi au moins dana am ñu war a taxaw pour jàppale leen ndax bu ma neexoon mën naa def ni ñeneen ñi def te moo gënoon woyof si man ndax contre gu ma contre nguur tax na ñu tëj samay entreprise
tax ñu nangu samay terrain tax ñu tëj ma kaso tax ñu saaga ma te moonte pourtant Sëñ Tuubaa moo jur sama maam ndax soxna Fajj mi taw Sëñ Tuubaa mook sama maam bokk benn ndey te moonte bu ma neexoon loolu lépp na ma bañ a dal mais au moins ñu xam ni am na ay jamono am na surtout Bàmb yu taxawoon doon bañ noteel gi nga xamante ni moom la nasaraan doon def bi fi Bàmba nekkee loolu nag lépp lu ma jaral lu ma def lu nekk jaral na ma ko parce que marqué naa histoire moo tax damay continuer loolu moo tax Bougane bi nga xamante ni tey investissement ak jafe-jafe yi bi mu amee taxawaay bi si taxaw yëpp déplacé wu ñëw ba Touba ànd ak man campagne yendoog man vraiment kooku ñu ngi koy félicité parce que ndam li suyee na si ndax indi na matériel am indi communication bàyyi fa temps am pour wane ni combat bi ngeen di mane ñun ñëpp ñoo ko bokk. am na taxawaay bu mu am solo lool ci Yewwi Askan Wi Yewwi Wallu aussi. oui waaw moom laa la wax. may taxawaay bu am solo est-ce que waa intercoalition bi reconnaître na. parce que publiquement non gisuñu ne. non leader yi félicité nañ ko. non si reconnaître na ko félicité man mi di wax ak yow leader la. te sama premier point de presse félicité naa Bougane. ba dañu waroon sa ànd ñëw pour ñu feetu foofu noonu. mais comme que aussi tamit situation dëkk fi mu toll ak mbënn mi ñun bu ñu amee ndam du ñu tal nekk naan dañuy feetoog di rey kii yi ñu am mooy am na sas boo xamante ne parce que sas nañ ñu ko pour que ñu war a continuer liggéey bi kooku li ñu Sénégal coono bi ñuy jànkonteel ñun boobu la ñu gën a bàyyi xel ci suñu bopp. d'accord mais Bougane félicite nañ ko vraiment ci taxawaayam parce que procès bi muy xeex ñun moom la ñuy xeex ñoo bokk même procès loi ngóor jigéen ñi procès maanaam bi nga xamante ne mooy menace troisième mandat yooyu yëpp moom la ñuy xeex ak ku ma am ndey ku amul ndey bi si dëkk bi yooyu yëpp moom la ñuy xeex yooyu nag képp koo xamante ne démocrate nga taxaw si wetu askan bi kooku yaakaar naa ni doo ignorer kenn. d'accord alors ci 14e législature bi gis nañu ne par rapport au nombre de députés côté opposition comme pouvoir serré na lool bu ñuy ëppalante benn wala ñaar la ñuy ëppalante am na ñett nag ñoo xam ne li ñu am néew na waaye jamono ji bokk nañ si ñi ëpp solo ci député yi muy Pape Diop. Pape Djibril Fall ak ki nga xam ne mooy Thierno Alassane Sall kii kaaw Pape Diop nag mu nga xam ne daan nga ànd ak moom bokkoon parti muy bokk gis-gis ñu bëri ñaaw njort ci moom jamono ji ne mën na dem fekk ji Benno Bokk Yaakaar yow ban xalaat nga am ci position bi nga xam ne Pape Diop nar na ko jël rawatina bu ngoonee ci conférence de presse bi mu war a amal expérience bi nga jot a dund ak moom njortu nga ne dina dem fekk ji. Pape Diop daal sama grand frère la. sama xarit la. li ma partagé mu bari na trop. Sénat ñoo bokkoon nekk Sénat ma nekkoon conseiller bokk naa si membre fondateur yi xalaat bi nga xamante ni mooy doxal parti bi ak li créé parti bokk naa si. li tax ka ñu àndoon tàggoo si politique wax naa ko askan wi jurul ma fay jaaraat mais relation familiale bi am muy sama mag la kooku dafay resté dañ malgré que gën nañu déggante. bi ma jàppee dégguma ko bi ma génne ci kaso bi dégguma ko mais li am solo mooy man li ma gëm moom laay wax Pape Diop dem na ci Macky Sall du ma bett Pape Diop dem na ci opposition resté na ci opposition moo may bett parce que man mii di wax ak yow bu fekkoonte ne dama xam ne dafay rester directement ci opposition bi radical kon du ma génne parti bi mais bi ma demee ba nga xam ne gis naa ay signes yoo xamante ni lu mu bañoon ci jamono ñaari at nangu na ko après te xawma lu tax mu nangu ko amul explication laa ni kat kii li mu nangu ni am na lu xew ci laa créé sama mouvement li ma la si jox message rek mooy le 4 avril bi passé décoration bi ko Macky Sall décoré bañoon na ko 2021 voilà te bi mu koy bañ wax na ma lu tax mu bañ ko léegi nag bu fekkente ne am na changement ban changement bu lan moo ko waral xaw ma mais daal ba fi may wax ak yow dara du ma bett si moom parce que boo xoolee tey avenir politique amatu ko ndax boo jëlee tey ba commune Mbacké nga fay am 143 voix 143 voix commune Mbacké ni mu toll 143 voix la fa am Touba 1100 voix département bi. moo lay wane recul la boo xam ni wax dëgg yàlla def na lu baree bari nag ci liggéey muy mairie bi muy assemblée muy Sénat mais yàlla mooy dogal lenn de
amatul avenir politique kon li mu dese mooy liggéeyam ak business ak ñi ànd ak moom bu fekkente ne nag xëy na askan wi waxoon na leen bi muy campagne ne leen bu ma amee li ma am dama koy jox Macky Sall gëm naa ne du am li ma am mais comme magum jëmm la man moom ma ko tey tamit maanaam li ñu waroon na séqaat muy diggante ma rek boo xam ne war nañu jokko ma di ko xalaatal si yooyu gëj naa am bokkutuma ak moom gis-gis politique mënuma wax ni bu defee lii baax na wala baaxul mais man bu fekkoonte ni man la fukki at combattre naa ko benn régime ñu woo ko CREI ma ànd ak moom dem lu nekk ñu def ko mu dese attaque juróomi weer muy changé cas man de bu doon man duma ko def ndax askan wi yëpp ñi ngi wax ne day dem xam nga lu ñëpp waxandoo rek am na loo xamante ni xëy na dëgg la wala dëgg kon comme li yàggatul nee na 17 heures laa dégg nan bàyyi ba 17 mais li nga xam daal moom dinaa ko wax ñëpp du ko dégg mooy nañu bàyyi ku bëgg a dem di mbubboo sëñ Muntaxa yebalul kenn fenn. nee na gannaaw ba mu ko gisee. dama ni xam nga yooyu yëpp ay prétexte la parce que Madické Niang defoon na loolu yooyu yëpp prétexte la. man dem ba muy dem Touba xam naa ni ma ngi dem dafa dem ba Touba yëg ni sëñ baa ngi njaareem mu retourné waa ñëw njaareem ndax sëñ bi nekkutoon Touba mais xam nga fekkee da nga bëgg a dem rek automatiquement yow da ngay daw si sëñ bi même boo waxut ak moom boo génnee nga ne gis naa sëñ bi nangam loolu prétexte la nan bàyyi sëñ Muntaxa mooy sëñ Touba. ku bëgg a sens sa cas demal sa camp ku bëgg a resté opposition bi nga xamante ni yaa ngi resté toogal opposition ku bëgg a def neneen defal neneen mais man de li ma xam man li dese Macky Sall ci reñam Cheikh Abdou Bara Dolly du mas a ànd ak Macky Sall wala nguur gi. d'accord parce que. du ma wàcc du ko lekk te man gor laa. ay gouvernement union nationale ak ay digla ay poste ak intéressé wu ma li ma intéressé mooy askan wi. d'accord alors ba tey ci wàllu majorité minorité bu fekkoon au cas où Pape Diop dem fekk si Benno Bokk Yaakaar dinañu gis ne impact mën na am ci opposition bi ak initiative yi ñu bëgg amal yëpp ak li nga xam ne moom la ñu mbébét ngir def ay réformes yu am solo foofu ci assemblée nationale yaakaaroon ne bu boobaa gàllankoor dina am. xam nga gàllankoor mën na am mais mën na bañ a am. parce que même am na ñu bokk ci majorité bi ñoo xam ni. bu ñu demoon tey bay wote Assemblée nationale du ñu wote candidat Macky Sall yii maa la ko wax. waaw am na ñu bokk ci opposition bi ñoo xam ni bu ñu demoon bay wote président Assemblée nationale mën nañoo bañ a wote candidat opposition bi lépp mën na nekk parce que wote bi secret la. bu ko neexoon sax moom mën na bañ a annoncé ne day dem te teewul bu wot jotee ki Macky Sall tànn bu ko neexee mu wotoo ko te kenn du ko xam. wot ndax wotu présidence assemblée nationale urne lay doon boo xamante ni da ngay wote en blanc kenn du xam yow kan nga woteel mais bu nee nag ba si bureau bi su boobaa bureau bi benn liste lay doon da nga koy partagé ndax ni ma gisee maanaam ci présentation bi. mooy bu ñuy amee 82 députés ak 83 ñoom dañuy jël 4 postes yi. opposition bi jël 4 postes yi bu dee membre bu dee bureau ensemble la vice président yi loolu moom gis naa ko. ah léegi nag ak li ko Abdoulaye Wade defal ak ni ñu bëggee Karim Wade ñibbisi Khalifa Sall mën a bokkaat est-ce que loolu daf koy imposé pour loolu du am pour mu fekk Macky Sall waaw wala déet kooku yàlla moo xam est-ce que moom li mu doon wax. may dégg ñuy toog mu naan ma bu ma jegee woon Macky Sall dinaa fexe du def 3e mandat est-ce que dafay maintenir waaw wala déet ndax yàgg na ma ko wax munu ma tey bu fekkoon jege na Macky Sall dana ko wax bu def 3e mandat est-ce que xëy na comme am na effronté bi est-ce que loolu da koy continuer waaw wala déet kooku yàlla moo xam est-ce que moom mu dem foofu noonu day tax ñun projet amoon mu dañ non ñun suñ projet amoon pour assemblée moom mënu ko dindi. mën nañu déposé nag ñoom ñu am sauté pour dindi ko pour nu bañ a mais askan wi subaa ñoo ñooy siise. d'accord loi nguur jigéen bi.
daan ko déposé assemblée daan demat enquête parlementaire ci li ñu jëm ci mbirum mbënd mi 766 milliards fan la xaalis boobu dugg ko ndax bi ñu ko bëggee def mesure bi ñoo lànkoon tey bu ñu ko bëggee defaat am nañ majorité opposition pour le moment bu ñu nee ba si biir ba fekkee d'accord nañ si mooy li gën ñu leeral xaalis bi fan lañ ko dugal bala ñoo defaat beneen programme décennal encore 2023 et 2032 kon loolu il faut que ñu liggéey si il faut que ñu liggéey si réforme code électoral il faut que ñu liggéey si réforme code pénal et code procédure pénale parce que prisonniers yi ñu jàpp yóbbu la instruction 5 ans 6 ans dafa metti il faut que ñu réforme code bi nga xam ne ku ñu tëj te 3 ans si instruction bu ñu la àttuwul bàyyi la nga dem parce que loolu moom France. d'accord procureur de la République bi nga xamante ni heure bu ko neexee def mandat de dépôt dana def réforme boo xam ne si code procédure bi diitu am sañ-sañ ñu def mandat de dépôt ndax dafay am 6 référés comme ni am France. ndaxte imagine tey ku ñëw mbilu mbàcc rek nga def mandat de dépôt si prison bi kooku vraiment il faut que ñu seetaat ko. d'accord loolu lépp ay réformes yoo xamante ni ak programme nañu ko pour que loolu mën a am. aussi réforme aussi tamit ci li nga xam ne mooy au conseil bi nga xam moom la ñu war a woote. ñun bu ñu demee tamit dañ koy tas incha allah fa la ñuy jeexalee sax incha ak allah lenn li des si li nga xam ne mooy yeneen réforme yi leen di xaar mais bu ñu ñëwee ci li nga xam ne mooy député yi ba tey lii taxawaay bi ak ñeneen ñi nga xam ne tudd nañ leen mais Pape Djibril Fall ak Thierno Alassane Sall bien que nekkuñu ci opposition bi nga xam ne mooy Yewwi Wallu mais yaakaar ngeen ne peut-être seen position mën na changer ci biir doxalinu assemblée bi. waaw xam nga ñoom ñaar moom bon miinuma leen trop. malgré que xaw ma Pape Djibril xaw ma ko parce que Pape Djibril c'est la première fois mu dugg ci acteur politique du politicien dafa am lu ko naqari jàpp naa ni lu ko naqari ci taxawaayu député yi ak askan wi mu posé candidat askan wi fal ko ñu di ko féliciter parce que ndaw la loo xamante ni gis naa ni am na taxawaay communication mi ngi jàll askan woo ko fal nag nan la nga ko falee communication bi nga xam moom nga wax li nga wax dal ci kaw nguuru Macky Sall pour wane ni muy doxale réew mi normalu moo tax ñu fal ko nga jël tey jii kalasuk Pape Diop ñoom Thierno Alassane Sall yëpp nga raw leen est-ce que dana jël acte ci loolu waaw wala déet kooku avenir am ci kanam la nekk bu doon Thierno Alassane Sall yaakaar naa bu doon maanaam pouvoir wala ay avantage rek kon du génn ci Macky Sall kooku mënul ñëwaat di wàccu la mu lekkoon man jàpp naa loolu ndax humiliation bi ko Macky Sall def tey àddina jërul mu dese fi ay quelques mois muy ñëw di àndaat ak moom. man jàpp ma loolu. te dégg naa wax na léegi nag est-ce que ñoom dañuy ñëw rancé wu ci suñu groupe parlementaire waaw wala déet kooku ak gun foofu noonu est-ce que dañuy nekk député non inscrit yoo xamante ne ñun bu ñu disee benn décision opposition bi dañ siy àndandoo waaw wala déet kooku liggéey lay doon. ko am nañ maanaam benn commission boo xam ne scientifique opposition bi taxawal nañ ko pour di waxtaan ci loolu ñun après ñun demee danañ daje ñun ñi nga xamante ni dañoo ili ci liste yi ñu nekk ay député ili suñu coalition wàllu pour gën a sécuriser suñu député après dañ ci gën a waxtaan. d'accord ba xam kenn kon taxawaay bi nga war a am. d'accord démb réaffirmé ngeen seen àndandoor bi parce que ñu bëri nee nañu ànd bi sincèreul te intercoalition amul ci wàllu yoon. ci bu ñu sukkandikoo ci waa majorité bi est-ce que mën nañ dem ba envisager ci biir assemblée nationale ci 14e législature bi benn groupe parlementaire pour Yewwi Askan Wi ak benn groupe parlementaire pour Wallu Sénégal. waaw xam nga au pouvoir moom lépp lu mën ci yàq dañ ko def parce que ñoom ay saytaan la ñoom moom yàq rek la ñuy def kàddu yu ñaaw yàq rek di seen métier bëgg a dugal ci xelu askan wi. bëgg a jaxase opposition bi te loolu mënut a nekk gis nga ñun dafa am lu ñu gëm. kenn ku nekk da ngaa xoolu sa bopp da nga xool procès bi ñu jëm mooy da nga waxoon ni dañoo bëgg Macky Sall du def 3e mandat. da nga waxoon ni dund gi dafa seer dañ ko bëgg a wàññi. dañoo waxoon ni tey li nga xamante ni mooy avenir Sénégal mi ngi défendre ci député yi. dañu waxoon ni bu ñu yàlla mayee tey ñu am leen majorité Assemblée nationale danañu wote lu waa ngóor jigéen bi ñun ci yooyu la ñu nekk ak réforme yi ñu war a def. te lu ñu maanaam divertis yi nga xamante ni nguur gi ñu ngi koy wax ak nanga na intercoalition lu sincère la te lu am la ndax de coalition tic tac boo xam ne dañu ko def pour élection yi
nee naa léegi ñu ngi taxawal un comité scientifique boo xamante ni dafay nekk continuation pour Assemblée nationale. bon Assemblée nationale man lépp mën na nekk ñaari groupe mën na nekk ñetti groupe mais loolu lépp opposition bi lay doon ak majorité. parce que tamit lépp loo xam ne bu ñu ko defee ñun dañu xañ état bi li nga xamante mooy yenn avantage yi ba pare maanaam gën a am ubbitu goo xam ne daan si mën a di wax li nga xam ne loolu war a wax loolu mooy li ñu gënal mais lu mu si mën doon rek lu ñuy waxtaanee ba dégg ko lay doon ndaxte avec ñaari groupe avec ñetti groupe su boobaa groupe parlementaire yi bu ñu amee benn groupe ñun dañuy am ñett contre benn ba pare ñaareel bi bu dee poste vice président yi dañuy am 4 contre 4 secrétaire yi dañuy am 1-1 wala 2-2 questeur dañuy am 1-1 commission yi 30 commission la 15-15 lay doon ndax ñoo tollooy député kon yaakaar naa loolu dafay nekk loo xamante ne su boobaa ñoom pour ñu mën a doxal sans ñun du am day jafe te léegi ñoom bari nañ ay candidat yoo xamante ni ñoom seen biir bu ñu ko waxee ak bu ñu ko waxul bu leen Macky Sall tànn ne koo xam ne ñoom d'accorduñ si suba ñu suñ candidat boo xamante ne mooy candidat poste président assemblée nationale bi bu ñu proposé koo xamante ni ñun ñëpp d'accord nañ si waxtaan nañ ko ba déggoo mais ñoom mën nañoo woteel. d'accord kan la ñu mën a xaar pour Yewwi Wallu proposer ko. comme pourquoi pas man. ok oui parce que mën naa ko yore. damaa gagné Touba 109000 voix lu mu saam. te doomu daar dafa war a am changement. pour assemblée pourquoi pas man. d'accord alors wax nga ko léegi bu ma ko joxee ma yor ko. mais nag laa ñu boo ko waaye mais bu ma ko joxee mën naa ko yor parce que. sama papa nekkoon na vice président assemblée nationale. waaw d'accord mais daal li am solo moom poste ñoruguñu mais léegi nañ si waxtaan. mais Touba moom ak perce bi ñu def ci élection yi ñi ngi xaar daal pour ko ñu gën a mën a taxaw pour liggéeyal askan bi. d'accord mais comme àgguñ foofu moom licence rek loolu mooy. d'accord pour jeexal wax nga léegi ci wàllu mbënd mi enquête commission d'information bi nga xam ne assemblée nationale 13e législature. defoon na ko mais yéen da ngeen ne commission d'enquête parlementaire ngeen def ngir 776 milliards yi leer jéego yi nga xam ne nar ngeen ko def ak li nga xam ne moo nar a wër également yeneen ci jéego yi gannaaw loi contre homosexualité bi ak yeneen lan la ñu mën a xaar de manière générale ci 14e législature bi ak opposition bi taxawaay bi nga xam ne war na ko am. waaw xam nga bii jàll ñun dañoo bëggoon enquête parlementaire président assemblée Moustapha Niasse def mission information. am ay recommandations yoo xamante ni 15 la woon defuñ si dara ñun bu ñu ñëwaat te am majorité xam nga assemblée bureau bi mooy majorité. bureau bi fekkee ne déposé nga fa leen loo xamante ni tey bëgg ngeen mu jàll bu bureau bi accordé mën na nekk enquête parlementaire ñu cité ñi nga xam ñoom ñoo yore woon affaire bi ñu laaj leen xaalis fu mu dugg parce que loolu dafa war a leer. bon léegi li ñuy xaar ci 14e législature mooy ay réformes comme ni ma ko waxee réformes yu baree ndax amatul lu ñuy xaar. lépp dañ ko war a def fast track te bañ ko def fast track bu Macky Sall bi nga xam ne day def bu mbëkk miir bi mooy lépp dañ ko def ci intelligence ak njariñu askan wi def ay réformes coûte à coûte mu gaaw bala ñoo dem maanaam pendant 6 mois ñu gis maanaam ni assemblée mi ngi sens yi nga xam mooy ñàkk teew assemblée bi député yi day dañ parce que ku teewul rek xañ nga sa morom majorité comme ñoo tolloo aptesme yi nga doon gis maanaam ci benn déetoo ko gis ci pouvoir bi rawatina pouvoir bi. parce que dañuy ragal yoo leen ciy def. dafa am jéego yoo leen ciy def. oui am na loi yoo xam ne bu ñu tukkee assemblée nationale. ci loi de finance bi ñu maam ñun opposition ñu ëpp fay député. mais man na resté loi yooyu noonu. suba majorité bi maanaam seen aptesme day bàyyi day dañ moo tax ñoom ñëpp il faut ñu ñëw ensemble di liggéey si. parce que dañuy ragal. donc c'est la force des choses. c'est la force des choses il faut que 82 contre 83 bu kenn demee 83 82 lay doon. mais il faut ñu liggéey ndax ñoom bu kenn manqué rek ñu am ñu def leen ko. mooy waral cohabitation bi. moo waral cohabitation bi day am. day am ndax dana am ñu ne si ñoom ñoo xamante am loi yoo xam ne bu ñu ko déposé daan ko wote ndax man am na suñu mës jot a waxal ñoo xam ni. ñoom nee nañu maanaam xam na ni avenir Macky Sall jeex na dañoo du ñu yóbbaale ñoom ñun askan moom la ñuy defal moom la ñuy liggéeyal. am na si yéen député benn bokk yaakaar yoo xamante ni déggoon na ak ñoom. kon mën nañu xaar ni yenn ci waa benn bokk yaakaar mën nañu rallier dem ci opposition bi mën nañu ñëw si ñun. bon parce que bu ñu leen bëggee teg loo xamante teguñu leen ko parce que di élection 13e législature am na député yu bokkoon benn bokk yaakaar. yoo xamante ñoo mujj nekk si opposition bi. dañuy sax mujj génn seen groupe parlementaire parce que li ñuy défendre moom la askan yu bëgg. bu défendre li peuple bëgg. ko si mel ni tey Théodore Monteil ñu di ko nuyu à passage jàmbaar la. mais xalaat bi muy xalaat ak ñoom xalaat yi ñuy xalaat bokkuñu. moo leen si ëpp la xam-xam foofu ndool te deewul
xam-xamam bu koy développé xëy na métti gu muy métti ne moo tax ñu dem ba xatal ko si groupe parlementaire am après muy défendre askan wi nekk suñ côté ah kon ñu mel noonu ñëpp da am na si ñoo xamante ni ñi ngi si biir rawatina ci 14 législative bi nii. en tout cas daal ensemble ma ñooy xaar lépp. contrôle gouvernement bi tamit 6 000 milliards yi ñu war a indi ensemble muy jëm 2022 2023. bala ñu ko wote daan am la bi yoon daan indi lu waat règlement bi parce que bu ko indiwul du jàll. moo tax dañ ko bàyyi xel xam na ni ñoom lan doon def diituñu ko def. donc évaluation moom faaw mu am. faaw mu am. ba pare ministre bi doon def absenté nga xam ne daa absenté nga xamante ne daawul ñëw. obligatoire day ñëw assemblée. parce que ñun ñoo leen permettre ci accord boo xamante ni amoon nañ ko si groupe parlementaire yi moom muy bañ di teew pour directeur bi di teew naa mais loolu day dañ parce que duñu leen mayeti dara. d'accord ku ñuy fal ministre des finances da ngay teew ensemble xanaa mu def ministre des finances ministre budget. kooku bu ko defee ministre budget mooy ñëw mais tant que mi ngi def ministre des finances kese yam si muy taw wala muy naaj dootuñu accorder assemblée nationale ministre des finances di bañ a ñëw assemblée ba heure bu ko neex parce que Abdoulaye Daouda Diallo li mu doon def fi caaxaan la day toog ministère am ba mu neex ko ba mu des benn nit mu taal otoom ñëw bu ñëw jox ko maanaam ay papier mu ton si gen dem yoonam wala mu ñëw toog si benn bureau si kaw benn bureau vice président xaw ma xaritam la xaw ma def lu ko neex moom ah après voilà wàcc si suuf def la muy def même pas 30 minutes mu génn dem yooyu affaire caaxaan la ñàkk respect ensemble la. d'accord ensemble bi il faut ñu jox ko cër jox ko gëdd. day am motion de censure bu ñu sampee poste premier ministre day ñëw def déclaration politique générale am vote de confiance ñu xool ba est-ce que kii li mu wax dëgg la wala gëm nañ ko wala gëmuñu ko mu tëral programme am bu fekkente ne lam ñu wax gëmuñu ko wala askan wi xam na ni dem nañ 6 mois 8 mois askan wi lan waxante mu defu ko ñu dugal motion de censure pour daanu gouvernement boobu. d'accord parce que loi moo ñu ko may. fi mu doon nii moom na Sénégal yi xam ni le nouvel député. Ily Cheikh Abdou Bara Dolly Barthélémy Dias Ahmed Aïdara Guy Marius Sagna et consort dana mettre ensemble national. d'accord alors démb wax ngeen ne élection HCCT yi pour terminer que da ngeen koy boycotter loolu fi ngeen ko teg wax ngeen ko mais au-delà de ça da ngeen mës di wax ne institution yi muy bànqaasi réew mi dañ ko war di dëgëral waruñu di ko néewal doole mais bu ñu nee boo leen nee également que doo leen def benn recours ci wàllu élection yi ci conseil constitutionnel parce que wóolu leen ko est-ce que loolu nekkul paradoxe nekkul ne peut-être da ngeen ni néewal doole conseil constitutionnel mi nga xam ne bànqaas la ci réew mi ngeen ne doo leen def benn recours est-ce que nekkul paradoxe si doxalin bi Yewwi am ak wàllu. waaw xam nga ñun duñ wax leen loo xamante ni méngoowut ak bëgg-bëggu askan wi. ndax démb dañoo wax lu wér dañ ni assemblée nationale bi au conseil bi nekkul au conseil bu gën ci askan wi. fi mu ko teg tamit dafa leer ndax ñun dañoo jàpp ni Sénégal fi mu toll mbënn mi fi am ak jafe-jafe dund gi waru jël ay milliards di ko dugal si maanaam ci loo xamante ni amul njëriñ askan wi te 70% yi Macky Sall moo leen di tànn kon kooku noonu ko bàyyi mbiram daal di koy xaar fi nga xam mooy ci pencu ndaw réew mi xaw nga mbott moom lu mu yàgg-yàgg day ñëw taatu ndaal mooy assemblée même bu ñu fekkee dugalul loi mu tas ko bis bi day ñëw assemblée 2022 2023 te bis au conseil bi liñ si wax lu wér la au conseil collectivité territoriale bis bi mi ngi toll si 8 milliards 550 millions mooy bis bi. te organisation élection bi ñëwagul parce que dana dikk maanaam lu ëpp 10 milliards 11 milliards mais imagine tey 11 milliards yooyu noonu tey boo ko jëloon fexe ba dund gi wàññi ko fexe ba mbënn mi nga saafara ko loolu moo gën au conseil ndax li tax que ñu war ko gën a tas tey boo jëlee au conseil bi personnel bi ñu ngi leen di fay at bi yëpp 14 millions leen di fay 14 millions 546 mille moom la ñuy fay personnel bi nga xam ñooy liggéey ci au conseil bi léegi boo jëlee ñi nga xam ñoom ñoo fay liggéey nga xamante maanaam ñoom ñooy membres yi ñu ngi leen di fay maanaam 6 milliards 300 millions. ah ci salaire. ci at bi kon bokkul ak 2 milliards 250 millions yi nga xamante ni transfert capital la transfert capital mooy seen genre oto yi ak yooyu si nga koy jënd est-ce que kooku am na njariñ kan amal njariñ mooy ñi mag Sall fal mais amul njariñ askan wi xamante ni dañ fay liggéey sax ñu ne léegi
kon kooku da nga ko tas. nga jël conseil économique social bi nga xam Idriss Seck moo fa nekk bis mi ngi nekk 7 milliards 541 millions 40 mille yu topp 284 francs CFA maanaam c'est-à-dire 7 milliards 541 millions yu toftal 40 mille 284 kooku boo xoolee ñiy liggéey foofu nga xamante ne dañuy liggéey maanaam ci biir au conseil bi ñu ngi leen di fay 43 millions 43 millions leen di fay personnel bi yëpp léegi ñooñu boo xoolee maanaam seen dépense mooy conseil économique social environnemental seen salaire mi ngi toll ci 7 milliards 211 millions 40 mille 284 francs CFA ci at mi ci at bi mooy seen salaire transfert courant mooy seen oto yi 3 milliards mais kooku ban njariñ la amal population bi ba fay liggéey lan la xaalis bi jariñ mooy ñi Macky Sall jël nga xam ne dañoo nekk tey jii ay nit yoo xamante ne da leen a deful ci liste yi wala ñoo xam ne dañoo bokkoon suñuy liste ñun bàyyi ñu dem fekk ko pour mu dig leen loolu pour recaser leen ñun loolu lépp ñu boole ko ni loolu amul njariñ d'accord ndax ñoom ñaar boo leen boole ça fait 16 milliards 91 millions 40 mille 284 mais 11 milliards 91 millions yooyu noonu mais xaj na ci askan wi te ñun bi ñuy campagne dañoo waxoon ne bu nga ñu falee dañ tas conseil bi comme ñun dañu ko waxoon mun ñu wax lii ñu fal ñu ñuy wax di wedd suñu bopp moo tax ñu ne élection yooyu participer wuñ ci tey participer wuñ ci ëllëg daal di wax képp koo xamante yaa ngi bokk maanaam membre conseil nga nekk maire wala nga nekk président conseil départemental bul dem participer ci élection yooyu nan ko boole nan ko bàyyi ak moom d'accord ndax du am légitimité te bis bu dikkee ensemble du ñu ko wote d'accord bis bu ñu ko wotewul du fonctionner xanaa mu def ordonnance c'est ça voilà c'est ça léegi point bu mujj ci waxtaan bi muy le cas Serigne Mansour Sy Djamil mi nga xam ne taxawaay bu am solo également la amoon ci assemblée nationale sa collègue la woon waaye dañu dem ba gis ne àndandoo bi ak Yewwi Askan Wi dafa mujj xajam ndax mbiru investiture mu dem ba malgré position yu critique yi mu amoon à l'endroit du pouvoir mu dem ba mujj woote pour ñu voter Benno Bokk Yaakaar boobu aussi ban regard ngeen ci am. waaw regard bi ma si am rek mooy sëñ Mansour sama kilifa la. vraiment sama xarit la. mooy sax soo ko damay bëgg rek comme li ma nekk man laa gëm. sama waxi démb ak sama jëfte day méngoo man lu laa gëm rawat na boo nekk kilifa diine ndax mënuloo benn weer nga sensé ngir peut-être intérêt boo xamante ni intérêt personnel la intérêt peuple moo gën a intérêt personnel ah kenn ku nekk nag comme ni ma la ko waxee moom am nga sa liberté ni nga mën a bokk ci nguur noonu nga mën a bokk ci opposition ni nga mën a bokk ci opposition noonu nga mën a bokk ci nguur mais man bu ma nekk kilifa diine day am ay taalibe am njaboot sama wax di des bala may wax dinaa sàmm bala ma jël décision tamit dinaa bàyyi xel bu baax ñu topp sama ginnaaw. d'accord dernier mot bi lu muy nekk. waaw sant yàlla bu baax gërëm Sëñ Tuubaa. ñaanal Sëñ Muntaxaa mu yàggu fi te wér. di masawu coono askan si seen jafe-jafe yëpp parce que ñoo ko dundandoo. du jàll ñi jot a faatu si mbënn mi mbay mi tey ji may wax ak yow. engrais amul jiw wi la jox baaxul. nappkat yi tamit ñu ngi amay jafe-jafe nit ñaa ngi dee si géej gi. formation jigéen ñi dafa tardé financement yi seen waa politique lañ koy jox ndaw ñi amuñu liggéey courant bi doyut pare cher ndox mi aussi noonu fi mu toll pour nga fay facture ndox sax boo demee depuis ñaari fan yi fa ñuy fayee dafa indone liggéeyun askan daa sonn askan wi yëpp sonn nañ comme que nag ah nan muñ ñaari at desu si ba pare am nañ majorité Assemblée nationale majorité boobu noonu fekkente ni tey jii ñeneen ñi ñëw nañu seeni coono dana jeex mais bu fekkente ni ñëwuñ nag nan xam ne ñett ñoo leen teg seeni coono parce que ñun li ñu bëggoon mooy defam rafet yoo xamante ni caisse noire Macky Sall bi daan fexe maanaam ba dindi ko def ko si mbën ci askan wi lii nga xamante ne mooy mission enquête parlementaire bi ñu defar ko tas STT tas conseil économique social bi jël xaalis boobu yëpp day la ko jox ko askan wi
bu fekkee loolu am na ay quelques nit wala benn nit boo xam ne moo ko xañ askan woowu noonu moom mooy responsable. d'accord je vous remercie. jërëjëf donc mu nekkoon Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké nekk député à l'Assemblée nationale ñu fal ko yees ci 14e législature bi nekk itam vice-président commission des lois à l'Assemblée nationale ñu amoon mbégte dalal ko waxtaan ak moom ci mbiri réew meek enjeu yi nga xam ne moo jëm ci